mbokk yi ñuy seetaan góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu waaye di jiital ci nuyoo bi suñu papa suñu maam di Serigne Babacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokk wéram yal na yàlla yàggal taxawaayam waaye di jël nuyoo bi nga xamante ne moom lañ ko adressé di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci lépp ci loxo képp koo xamante ne njabootu Cheikh Sidil Hadji Malick nga ci ruux waaye tamit ci deret tey jii nag muy édition spéciale ci Boulel nag ku ko tudd di nga tudd Serigne Cheikh Tidiane Sy di nga tudd Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñu war a nag sekk benn waxtaan ak suñu mbokk di Serigne Mor Sarr Mor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdoul Aziz salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan ak mbokku internautes yi di leen ziar di leen baal ak. waaw tey nag ñu war a waxtaanee Boulel autour d'un thème boo xamante ne dañoo puiser si texte bi nga xamante ne moom la Serigne Cheikh Tidiane Sy def ci Boulel ñu war a waxtaanee Boulel ni mu nekkee un lieu de convergence de deux valeurs sûres pour la réalisation de nos ambitions mais balaa ñuy dugg carrément ci thème bi Serigne Mor est-ce que mën nga ma defaral tuuti historique ci wàllu Boulel. waaw Serigne Abdoul Aziz Boulel bu ñu bëggee indi historique bi xam naa dañuy ko tàmbalee rek si héritage bi nga xam ni moom la Serigne Abdou ak Serigne Cheikh capitalisé si li Maodo ñaanoon si ba mu demee màkk bokk na si la mu fa ñaanoon ñaar yàlla may ko suuf bu lew bu mu tabaxee jàkk may ko suuf bu lew bu mu tuuree ñaxam loolu moo waral ba mu ñëwee mu samp daaram nekk Saint-Louis ndar nekk melting pot naar yi nekk fa tubaab yi nekk fa ceddo yi nekk fa mu dem ba am pollution nature bi dem ba pollution boobu di contraindre di entraver la transmission d'une culture parfaite qui peut parfaire la nature des talibés mu jël daara ji nag doxal ko yóbbu ko Njaarnde yóbbu talibé yi di leen former di leen jàngal di def jël tarbiyam teg ko si ñett jaju ba jàng julli bay ndax dignité moom mooy rafetal dogme loolu nag la Serigne Abdou loolu njéene boobu la amoon sa Gossas loolu tamit la doxal sa Jaksaaw mu nekk centre de formation boo xam ni dafa non seulement dafay jàngal nit ñi mais dafa leen di tàggat ndax nit tamit boo jiitalul super structure soo ko tabaxal infrastructure jafe-jafe day am loolu la Seydi Hadji Malick def ba ñu ñëwee ci Boulel Serigne Cheikh Tidiane Sy mu àndoon ak équipe am di dem tournée ñu ñëw ba àllu Saalum bi ñu réer fa ba ñu réer bu yàgg xiif mar sonn Serigne Cheikh Tidiane Sy ne fii de ku fi amoon tool Serigne Mouniru ne ko mag ñi di wax dëgg yàlla lu ñu daan wax jëmmal ko kon nag dugal nga sa bopp ba ñu fa Serigne Mouniru nag Serigne Babacar Sy moo ne woon ñu bàyyi ko mu wax ndax maamam moo ko wax loolu dafa mel ne Serigne Mouniru moom dafa amoon benn xikma bu kawe mag mu sage la moo tax ba ñu fa jógee Serigne Cheikh Tidiane Sy bind lettre Senghor teg ko si loxo Serigne Abdou mu yóbbu ko mu daggal leen tool Boulel ba diggante 1963 1964 si ginnaaw nag dëju soxna asukan la Serigne Cheikh Tidiane Sy boobu lu ko jiitu am na ay mag yu njëkkoon dem jafe-jafe am fa ndax boobu àll bi tojagul jinne yeeg jaani daa xëy leen fa Serigne Cheikh Tidiane Sy jël Serigne Abdou boole kook ay ndaw ni ndaw yi mu leen booleel fii juddu indiw leen fii ndax am ngeen juddu fekk ngeen fi juddu waaye nëbb nañu suñu juddu bi ci des mooy ñaar moo leen fi indi xam-xam ak jikko te ñaar yooyu yëpp teg nañ ko si loxo Abdoul Aziz ànd leen ak moom ngeen dem Boulel li mag ñi bëgg ci yéen dina ko def ba ñuy demee Boulel nag Serigne Abdou fekk àll ba na mu mel fekk dara amagu fa mu fay def ay xalwa rabbaaniyam di fa ñaan yàlla Serigne Cheikh Tidiane Sy mu ngi wax sax ni Boulel du place u caaxaan ndax Maam Makhtar Penda yàlla daf ko boole si mag ñi nga xam ne dañu amoon soxna jinne te nee na njabootam yëpp ñu nga dëkk ci guyi Boulel yi Boulel yi Maam Makhtar Penda su ma juumul bokk na ci mag yi fekkee woon daje ca Nioro ba daje ba ca Nioro nga xam ne fa la ñu tabaxee ñetti conscience ci réew mi la conscience religieuse ñu parrainé ko yàlla la conscience nationale ñu parrainé ko yonent bi la conscience politique ñu parrainé ko Cheikh Ahmed Tidiane Chérif moo tax Boulel Serigne Abdou Serigne Moustapha maa ngi koy dégg muy nettali ni réew mi daana toll situation ba taay Boulel gii la koy lijjantee fa lay dem ñaan fa yàlla def ay xalwaam ba yàlla defal ko li mu bëgg ci réew mi donc Boulel su ma la déggee benn patrimoine la boo xamante ne Serigne Cheikh ak Serigne Abdou
ñu ngi inspiré woo su fekkee ne mun naa ko waxee noonu ci liggéey bi nga xamante ne moom la fi seen maam bàyyi te mooy Cheikh Seydil Hadji Malick ñu tegee fi condition wu nële te mooy li ñu sant si waaye adopté conscience bi nga xamante ne moom la Seydil Hadji Malick jàngale ñu intérioriser ko topp patrimoine boobu nag nga xamante ne dalee na ca Njarnde jóge fa dem Jaksaaw loolu lañ jël tëral ci suma juumul wàllu buleel dëgg la donc ñoom incarné nañ li Seydil Hadji Malick donn ci dimension yëpp ci wàllu xam-xam ci wàllu jikko ak ci wàllu tarbiya moo tax buleel ba tey nekk centre de formation boo xamante ne ci la ñuy tàggatee taalibe yi donc tey suñu comme ni ñu ko waxee léegi diggante Serigne Cheikh ak Serigne Abdou dafa mel ne buleel bokk na ci li nga xamante ne moo symboliser seen relation waaw relation boobu naka nga ñu ko mën a définir waaw relation bu dox si diggante Serigne Abdou ak Serigne Cheikh Serigne Abdou daf si def seede yu am solo nee na ñun ñaar yàlla moo takke woon suñuy ruux loolu nag ay wax la ba ci des mu ni Serigne Cheikh sama camarade la muy jeneen wax Serigne Abdou ni gis yàlla li muy neex jàkkaarloog Cheikh Tidiane Sy moom moo ma ko daaxal kooku de dafa mel ne fannaaw na ci cofeel ba mu wax ko ni ko bu fekkoon yàlla dafay yónniwaat yonent si ulance mi ngay bokk Serigne Cheikh Tidiane Sy ni man ak Abdoul Aziz nit ñi dañu yaakaar ni Babacar Sy ak Astou Kane moo ñu boole ñun ñaar suñu juróom-ñaari maam seen deret la ñu dédouané Afrique l'islam fii si Afrique sowu jant moo tax seen ñaari maam tamit bu dee si côté Serigne Babacar Sy maamam mu nga woon ci daja ba sa Nioro bu dee si côté soxna Astou Kane maamam mu nga woon sa daja ba sa Nioro te Serigne Babacar Sy daana wax ñi tax ba ñu jot si nurul mu talsam ñoom ñëpp gànnaay lekk na leen moo tax ñoom ñaar seen relation bu xóot la relation boo xam te bu yàgg la moo tax si texte bu mu bind ci bureel fan la ko commencé yaa rabbi dafa mel ne Serigne Cheikh tamit am na benn seede bu am solo bu mu def te maa ngi dégg dut kenn di ko way ci fii jadu waaw si conférence ba mu defoon en 1987 fii si Iba Mar Diop est-ce que mu ne bu fekkoon doon naa am taalibe benn laa ci am muy Abdoul Aziz mii ku ko xam ku ci di rakk mbaa ngay doom Abdou mooy sa kilifa mu ne xaw ma Abdou nii xaw may atam waaw ngir jomam lu ma neex teg ko rek ngir jomam moo tax Serigne Abdou concevoir buleel teg ko si loxo Serigne Abdou moom mu réaliser travaux yam fa def yëpp ba ñu fay dem coono ya fa amoon ndox amu fa woon ñeenti fan yu ci nekk la citerne ndox daan ñëw ba ñu fay dem amul tali amul électricité jafe-jafe yi métti woon na ba tey ji infrastructure yu ci bari dugg fa forage am fa mu tabax fa jàkk def fa dëkk jël dëkk ba tuddee ko Medinatul Munawwara lu tax Serigne Cheikh Tidiane Sy moo ñaan yàlla defal ko lam ñu defal képp kuy dem Medinatul Munawwara yàlla defal ko fa jaal biha Madinata Munawwara loolu nag wax dëgg yàlla ay réalisation la yoo xam ne Serigne Cheikh Tidiane Sy Serigne Abdou moo ko def waaye Serigne Abdou moom moo ko concevoir Serigne Cheikh moo ko concevoir waaw donc relation boobu nga xamante ne buleel symboliser na ko ci diggante Serigne Cheikh ak Serigne Abdou ñëw nga si lu yaatu indi seede yi nga xamante ne sax ku ci nekk ci sa morom defal nga ko ndax nag mun nañ wax ni Serigne Abdou moo jiitu si Serigne Cheikh ndax gannaaw bu Serigne Babacar dëddoo gannaaw laata ñu koy denc sax si la Serigne Abdou jaayante woon ak moom donc waaye si relation boobu xam nga boo gisee texte bi mu def si buleel yaa rabbi la commencé yaa rabbi lu tax parce que Serigne Cheikh Tidiane Sy moom mooy suñu seexul mu rabbi ci xam-xam bu fekkee yàlla xam-xam moom mooy promouvoir jikko te yàlla bu muy wax yonent bi lan la ko wax si seedal sa jikko maa la yar te rafetal naa ni ma la yare adabani rabbi fa ahsana ta'dibi rabbi baatu rabb la utiliser parce que tax moo ko yar boobu lan lay feeñal mooy jikko ju rafet te jikko boobu la moo koy promouvoir xam-xam te Serigne Cheikh Tidiane Sy moo si suñu seexul mu rabbi ndax baatu yaa rabbi la utiliser ndax lu tax mu nekk ko foraatu ko afnaytu asbabal xayaati dirasatan wa balawtu kulla wasaa'ilil irfani bépp xam-xam bu ñuy bind ci kayit la wala bu dellu si ñoos man Cheikh Tidiane Sy jàng naa ko ba xam ko ba nekk baromètre ba non seulement jàng naa ko ba nekk baromètre ba mat baromètre mais jàng naa ko ba nekk ko lu tax mamantixun ilaa wa duuna ta'aqquli amul benn logique boo xam ni benn logique bu nekkul ci sama suufu xel
lu tax laa yantiqu anil hawa amul benn logique bu sama xel tiimul ndax du def crise de logique bu mu tas si yonent bi la ko donnee te la crise de logique reste la plus grave des crises car elle dénature même l'initiative du ciel initiative tendant à organiser sur la planète Terre une société à la fois humaine et assurément équilibrée moo tax nekk na ko ba doon ko lu tax maa ibratun illaa wa duuna bayaani amul benn xam-xam boo xam ne man Cheikh Tidiane Sy mënuma ko leeral moo xam lu ñuy résumé la wala lu ñuy détaillé bu fekkee lu ñuy résumé la day moom da ngay si waxtaanam da ciy feeñ da ngay fekk benn téere boo xam ne ay tom yu bari la mu tënkal la ko ci ay baat yu tegtalu yoo xam ni da nga koy mën a topp defar sa dund bu dee ci lu ñuy détaillé la da ngay jël benn thème par exemple unicité de Dieu mu def si ay conférence yu bari te benn bu si nekk day durer bëccëg pour war la ni xam-xam lu mu tënku mën na ko faram-fàcce ba nit ki mën ko jëriñoo doon na xam-xam ba aussi ba doon na ko lu tax fa tazawwadat nafsi bi kulli badiatin wa badaihi tabqa al azmani loolu mooy donale ga ma ko donale c'est l'interuniversalité et l'intemporalité de la philosophie de la singularité al falsafatul fardiya moo tax Serigne Maodo si seddal na ko dalal wujud ala rukki yi misaala nee na ni orienté nit ba mu am jikko yu dëppoo ki yàlla bëgg nee na Serigne Cheikh Tidiane ci modèle la ci loolu nag ku ne mën na ko seede ci réew mi nekkatu fi waa situation bu jóg ñu ne Serigne Cheikh neewoon na ba tey nag bu installé xam-xam bi mu war a installé si ñun ci buleel mu jox Serigne Abdou nag parce que moom mooy suñuy seexul mu rabbi ci wàllu ruux mais lan moo tax nag Serigne Abdou nekk suñu seexul mu rabbi ci wàllu ruux vertu ya mu am valeur ya mu am ndax wàllu ruux sax ba ko yàlla di wax baatu rabb la utiliser wa yasalunaka ani ruuxi xuli ruux min amri rabbi baatu rabb la utiliser valeur yooyu nag ak vertu yooyu nag ñaar mën na ko tënk mooy sellug biir ak sellug biti bu dee sellug biti la moom seddal na ko boppam ba cëgu ziar général ñëpp a ngi toog mu ni ku ma xamal sofaan na ko wax bu ma rusee na bind lettre te bu mu sos bu dee seetlu biir gi la guddi la ko seede gàmmu abraar nee na sama conscience musuma reproché dara loolu nag ñu ko mën a wax bariwul moo tax moom mooy suñu seexul mu rabbi ci wàllum ruux da ngay doxantu buleel wala nga toog si keppaaru Serigne Abdoul Aziz Al Amin mu lay sànni ay lanza cette vision béatique qui transcende la matière pour transformer qualitativement la nature intérieure, la nature profonde de l'individu. Serigne pour seddal la ñaar yi nga def rek. ci diggante Serigne Cheikh ni mu nekkee suñu cheikhul murabbi ci wàllu xam-xam. su ma juumul Alaaji Abdou mës na wax ni ne ko àlluwa taalibe yi. su tardé sa maam yow la koy laaj ëllëg. moom la koy laaj. Serigne Abdou bu daan tàmbali conférence Serigne Abdou mooy jóg. ni nañu ko déglu dégg ko. te jóg defu li mu wax moom si boppam Serigne Cheikh mu ne ku ma déglu pire ma yar la pire parce que yar ndigal laa ci am tey yonent bi nag yonent yi yàlla joxu leen alal ju ñuy séddale verbe lañ leen jox le verbe sublime et délicat mooy déglu bañ koy déglu pour mu defar suñu jikko mu articulé ko nag ci l'argument majeur te mooy alxuraan beneen bi mooy cheikhul murabbi Serigne Abdou moom ci wàllu jikko ak wàllu ki nga xamante ne moo la mën a permettre yéegal la ci élévation yu gën a kawe yaakaar naa ni sell thème moo ñu koy may te li ko beneen seede bi ma ciy indi mooy keroog bi Alaaji Abdou wàññi ko ba ñu ne ku musul mooy yàlla moo koy sang ne man may sang sama papa ndax musuma mooy sama borom mu simee ko ci saa si wallaahi donc tey buleel ñaari dimension yooyu noonu bu ñu amee conscience ne loolu moo ñu yóbbu buleel rek yaakaar naa ni ñun taalibe yi mën nañ jëriñu léegi si noonu laay introduire dugg ci dimension taalibe yi nga xamante ne gannaaw bi ñu jàngatee Serigne Cheikh ak Serigne Abdou information yi nga xamante ne ak conscience yi nga xamante ne ñoo ñu war a animé ba ñu war leen fekk ji buleel ñun taalibe yi yan ambition la ñu war a nu mu tudd la ñu war a adopté ci ñaar ñooñu dëgg la ñoom ñaar seen yitte bu kawe kenn mënu ko natt la Cheikh Ahmed Tidiane Chérif doon wax borom tarixa bi ala him déedéet lahoo himamun laa muntahaa li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min ad-dahri nee na mu ngi xaar ci taalibeem te Serigne Abdou moo ko waxal boppam nee na ak taalibe laa doon wut si kër Seydi Hadji Malick te yàlla defal na ma ko taalibe boobu nag la sa Cheikh wax mooy li may xaar ci moom mooy yitteem ba ca gën a ndaw mën a not continent
waaye ba ca gën a mag nag kenn mënu ko natt Seydi Hadji Malick joxe na si exemple ala himmati fajal ilahi aliyatan li an situ xurran xaalisan kulla wujhati moom nag mu joxe ci modèle ba ne xulafa u rachidin li ñu am juddu mayu leen ko taxawaay moo leen ko may kon bu ëllëgee fu ñu leen tuddee dinañ ma tudd ndax sama yitte àgg na ci ba ca des mu nu yonent bi mën na maa gën a yaatule tànk mën na maa gën a guddile tànk parce que coobare yàlla moo si aju yàlla mooy tànn yonentam waaye nag sama yitte àgg na ci fu mu tegoon tànkam mën na maa gën a guddale waaye dinaa fa teg sama tànk loolu nag yitte bu kawe la yitteem aju si wàllu xam-xam di mu ni bëccëg bu ma xëyee dinaa jël bind te loolu laay digal sama njaboot loolu yitte bu kawe la moo xam lu mu jàng la wala njaboot wala borom xam-xam yi mu discuter la wala nature bi jàngal la nature bi jàng Serigne Cheikh daf koy wax du téere kese du jàngale boo jàngee téere ba pare sax nga tëj téere te ubbi sa xel beneen bi ci des mooy Serigne Babacar Sy wax na ko ci yitte boobu lay wax bi himmatin aw bi xaalin ximma boobu nga xam ne yitte bu kawe boobu nga xam ne non seulement moom la njaboot gi di engagé wu pour nekk ca waaye moom la ko kilifaam di yare ba xaalam mën a sotteeku si moom Serigne Cheikh Tidiane Sy tamit yitte boobu lay wax haza bi himmatiha al aliyati aw xëdat tuta bi himmatiha hudan wa sabila nee na njub ak sell bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci njaboot gi yitte bu kawe moo leen koy mën a may loolu moo leen di may dund gu lew ñu defaree ko seen àdduna loolu moo leen di may dund gu lew ñu defaree ko seen àllaaxira donc dafa mel ni tey ambition boobu yitte boobu nga xamante ne yitte bu kawe la dafa mel ne am na loo xamante ne moo lay mën a permettre mu mën a opérationnel lan moo ñuy mën a permettre en tant que talibé jug bi nga xamante ne ñu ngi jug di dem buleel pour tabax ci suñu ambition yan moo ñu mën a permettre ñu mën a réaliser ambition yooyu noonu waaw ambition yooyu yi la koy mën a tax nga réaliser ko bokk na ci relation bi dox diggante xam-xam ak jëf parce que am xam-xam lu am solo la waaye bu fekkee jëf topp ci rek xam-xam ba du jur dara moo tax suñu pas-pas ci buleel ñaari laaf lay naawe aqidatun bi janaahiha natirun ila daaril amaani ila daaril kamalaati al ilmu góor la wala amalu jigéen la ñoom ñaar seen sëy moo judduloo lépp loo bëgg ci àdduna ambition yooyu ñaar yooyu moo koy judduloo pour nga mën a am ñaar al avancement ak élévation ñaar yooyu moo la koy mën a may ndax xam-xam ñeent moo tax ñu koy wut xam-xam ñeent yi ñoo tax ñu koy wut ba ca njëkk mooy génn si réer lu tax l'ignorance génn ci ignorance génn ci ak réer ignorance et l'ignorance n'est pas seulement l'absence de culture mais les éléments d'une culture dont on ne se sert point et aussi un signe inquiétant de l'ignorance lu tax nga war a jàng xam-xam pour génn ci réer fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ba ko ñaareel mooy nga jariñ nit ñi ci xam-xam ba ko ñetteel donc sa xam-xam warul yem ci yow da nga ci war a jëriñ nit ñi te ba ca gën a gaaw mooy nga jëf ba ko ñetteel mooy dundal xam-xam ndax xam-xam mooy patrimoine bi ñëpp bokk buñ ko seetaanee mu yàqu ñëpp ñàkk ba ko ñeenteel nag mooy nga jëfee li nga jàng te boobu mooy ñooy troisième rang bi shahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikati wa ulul ilmi qa'iman bil qisti mooy ñi am xam-xam te jëfee seen xam-xam Seydi Hadji Malick Sy lancé si défi défi la li may bëgg a wax bu amul tout est foutu ala ya bani hada zaman da'watukum li ihya'i diini bil ulumi yéen sama doomi jamono maa ngi leen di woo ci liggéeyal diine waaye bala ngeen di ñëw ci woote bi nag ma yëgal leen ni mbërum liggéeyal diine ku ko songee lu dul xam-xam boo nga waajal sa jël maa ngi leen di ñaan nag ngeen wuy si ma objectivement ajibo moo tax théorie sans pratique est stérile du jur dara pratique sans théorie est aveugle da ngay talax-talaxi mën na laa yóbbu sax fu la gënalul maa ngi dégg benn borom xam-xam di wax ni nee na xam-xam nga jëf ko nga xam te jëfoo nee na loolu
crime la. dëgg la. nee na nag nga jëf nag te xamoo nee na loolu moom folie la. folie la parce que ñaar yooyu moom mooy tax nga mën a réaliser parce que sëñ Cheikh dafa ko wax nee na boo nee jàng naa téere yëpp am naa diplôme yëpp nañu ko laaj waa quartier bi waxul nañ la interroger si li nga jàng nañu ko laaj waa quartier bi bu fekkee jàng nga dina feeñ ci sa jëf si sa quartier ba mais bu fekkee jàng nga lépp te defoo dara la nga jàng lan la jur moo tax il faut nga sëyeele xam-xam boole ko ak jikko moo tax Serigne Cheikh moom moo ñuy yar ci wàllu xam-xam Serigne Abdou di ñu yar ci wàllu jikko ñoom ñaar boo leen taxalee pour nga def lu sotti du yomb waaw ñoom ñaar il faut que nga ñaar lañ tey kenn di kenn tey ñaar comme ni xam-xam ak jikko war a nekk benn daje ci yow nekk lenn pour mën laa jur yow juddloo sa personnalité ndax xam-xam bi moom mooy lay jox culture bi moom mooy fondé sa caractère moom mooy fondé sa personnalité bu ñuy wax personnalité nit ki dafay feeñ ci waxam feeñ ci xam-xamam feeñ ci jëfam. dëgg la donc Serigne Cheikh ak Serigne Abdou du seen jëmb kese. mais Serigne Cheikh c'est l'esprit de la science c'est l'esprit du savoir. Serigne Abdou nag c'est l'esprit de l'action. donc ci noonu ba tey su ma doon def benn résumé par rapport ak li nga jot a wax yëpp dama koy tënk si benn baat wala ba benn bayit bu Serigne Cheikh wax mu ne xat ankaru bil wahyi wal wahyi lazi nee nañ weddi nañ révélation weddi nañ conscience te révélation mun nañ ko delloo ci cadre science ndax dafay delloo ci alxuraan bi nga xamante ne mooy la mère des sciences tey source savoir yëpp mun nañ wax ni alxuraan mooy seen abreuvoir wàllu action nag mun nañ ko delloo ci conscience ndax conscience moo lay mën a permettre nga mën a def ay jéego wala mën a def ay jëf yoo xamante ne si lu jaar yoon nga koy teg donc yaakaar naa ni su ma doon def benn résumé ci diggante science ak action ci ñaari baat yooyu laa koy teg nga xamante ne Serigne Cheikh dafa ne jeunes yi ñii weddi nañ seen conscience ñii weddi nañ révélation donc mu nekk une invitation à ce que ñu adopté waat révélation bi nga xamante ne moom la yonent bi yàlla moom la jox yonent bi waaye tamit ñu séyale ko ak conscience muy wàllu jëf donc ci loolu ba tey ci wàllu buleel yaakaar naa ni am na invitation boo xamante ne moom la ñu kilifa yi di def ci wàllu buleel invitation boobu ci lan lay reposé wu Serigne Mor invitation boobu lu tax Serigne Abdou wooñu pour ñu dem buleel lu tax Serigne Cheikh wooñu pour ñu dem buleel parce que buleel centre d'attraction la où tous les jeux de perfectionnement sont autorisés Serigne Cheikh Tidiane Sy nag wax na parce que am na ñuy dem si liggéeyu Serigne waaye si exploitation la ñu nekk am na ñoo xam ne tamit jàpp nañ ni ñiy liggéeyal nitu yàlla dañu leen di exploiter dafa jar leeral dañuy dem suñu toolu Serigne waaye demuñu pour ñu exploiter ñu fal yaamalan lillahi kulli rajulin yéen gor yi ñëw si toolu Serigne Babacar Sy maa ngi leen di ñaan man Cheikh Tidiane Sy li ngeen fiy def ngeen def ko rek te yàlla tax ndax liggéey te yàlla tax moom ak julli ñoo bokk àtte bu fekkee da ngay jaamu yàlla kese nag adorateur nga bu fekkee da ngay jaamu yàlla di def la yàlla sant ba pare di def sa kéemtulaay kattan seen li la nit ñi sant ngir yàlla yow yaay nekk nag serviteur moo tax la ngay def te yàlla tax moom ak julli ñoo bokk àtte kon yow mi nekk taalibe ñu woola ca tool ba yow yaa dem di exploiter énergie créatrice yi nekk si yow énergie latente yi nekk si yow doon nelaw nga exploiter ko yee ko pour mu mën a déclencher activer ressources yi nga xam ne moom moo nekk si yow pour nga mën ko jëriñoo kon yow yaay exploiter ces énergie ci tool ba sa kilifa nag dëgg si effort yooyu ngay def pour explorer la si xaalam pour nga mën a transformer sa forme adamique defal la formation humaine ndax exploration comme li ma koy waxee ni ngay fekkee tool mu ñaxe bari ñax yoo xam ne boo sa defee jiw ñàkk ko boo fa jëmbatee ñàkk ko noonu la nit tool yi nekk ci nit moo gën a yaatu gën a lëndëm gën a ñaxe ndax ay vices ñoo fa nekk ay contre-valeurs boo bayul vices yi bay contre-valeurs yi boo ca jiwu jikko mu yàqu moo tax sa kilifa moom moo lay bay si siis bay la ci nay bay la ci añaan bay la ci soxor bay la ci jikko yu bon yooyu nga xam ni tant que mu ngi ci yow jikko ju baax du sax si yow loolu la lay bayee ba nga set
mu ji la ay jikko yu baax ay valeur ak ay vertu pour nga mën a déqi ñaar alxayriyatu ak alfadilatu moo tax Serigne Cheikh Tidiane Sy li mu ñuy wax ni liqa'ukum ma'al wufuudi ma'nan mina rukuyi wa suudi nee na ñëw gi ngeen di ñëw Boulel par délégation moo xam saret ngeen di jël di ñëw moo xam ay kaar ngeen di jël di ñëw moo xam da ngeen di dox di ñëw ngeen ànd moo ak région bu ngeen mën a jóge gox-goxaat bu ngeen mën a jóge ànd ak mu xadda mi ñëw fekk si ma Boulel ñaar lay judduloo ci yéen avancement ak élévation avancement ci lépp lu ngeen di wut ci seen wàllu àdduna waaye élévation ci lépp lu ngeen di wut seen diggante ak seen borom te avancement ak élévation moo judduloo superstructure ndax dañ lay former la centre de formation la non seulement spirituel ci wala waaye ci intellectuel ak ci domaine yëpp ndax tous les jeux de perfectionnement sont autorisés donc baatu avancement ak élévation Serigne Cheikh tudd na ko nga tudd tamit invitation bi nga xamante ne def nañu ko nga ne teguwul ci exploitation ndax su tegoo ci exploitation rek dafay dellu ci intérêt personnel u Serigne Cheikh ak Serigne Abdou te utuñu tool pour noosee ko wala pour joxe ko seen njaboot wala pour tabax ki seen kër waaye dañuy explorer njaboot yi nag mu dellu ci intérêt collectif bi nga xamante ne toute la communauté moom la indexé te teg na ko ci benn bayit sax mi wax ni lisa daawatukum biha ixwati bi jaahihim min duuni ayni satwati mu ne maa ngi leen di invité yéen samay mbokk ba tey si texte bi maa ngi leen di invité yéen samay mbokk ngeen ñëw Boulel bi jaahihim mu teg ko ci silsila bi nga xamante ne moom la ñu bokk ak ñoom te soo tuddee silsila boobu di nga tudd Seydina Cheikh wala bokk di nga njëkkee Serigne Babacar Sy di nga tudd Seydil Hadji Malick di nga tudd Mame Alpha Mayoro di nga tudd Cheikh Oumar Al Foutiyou Mame Mouhamadoul Ghali ba si Seydina Cheikh ba si yonent bi ba si Seydina Jabrail ba ci yàlla subhanahu wa taala muy silsila bi nga xamante ne ci la ñu woo pour ñu ñëw mottali suñu kóllëre waaye tamit mottali suñu wóllëre suñu diggante ak ñoom te wax na ko ba tey ci texte bi amanatun adda'uha saada wa zimmatun ifa'uha ibada li may signalé ni temps bi mu ngi waaj a jeex xaw ma naka la ñuy def parce que li ñu waxtaane moom daanaka yaatu na te ku nekk diñ ci mën a jëriñu waaye fi ñuy terminer rek mooy question bii nii te mooy naka la ñu mën a def nag gannaaw yi ngi fi wax yëpp ci diggante science ak action waaw ci diggante conscience ak révélation ci diggante allégeance ak alliance bi nga xamante ne moo ñu lié ak Serigne Cheikh ak Serigne Abdou naka la ñu mën a def ba transposer énergie yooyu noonu ba mu mën a nekk loo xamante ne dañ koy doxalee suñu penc pour une bonne marche de notre société énergie yooyu li koy symboliser Serigne Cheikh wax na ko wa nas atad parce que rijaali xaalil amali nee na mu ngi ñaan yàlla mu sawarloo góor yi ñëw Boulel te bu waxee góor genre taxul taxawaay a tax nee na yàlla mu ngi ñaan mu sawarloo leen delloo leen seen vivacité originelle ba ñu indaale woon vivacité intellectuelle vivacité morale vivacité spirituelle vivacité physique yàlla delloo leen ko ba koo ci dajal yëg ni fa bi kulli ruuxin min kamalika misamun waaye wa bi kulli xalbin min hudaaka sifaatu nee na ba si seen nafs sax seen bakken nga xam ne bakken am na kàttanu booy def ay effort pour tendre vers la sacralisation de tous tes actes au quotidien moom mu lay xëcc vers la sécularisation de tous tes actes au quotidien nee na bakken boobu mu ngi ñaan sax boo demee Boulel ñu conditionné ko ba mu déclencher def élévation spirituelle te kattan yooyu nga xam ne moom ngay am daanaka bu ñu mënee tënk la nga fay jëlee ndax bu fekkee da nga war a contribuer ci tabaxu société il faut nga am iman ndax boo nekk ciment bu wow kenn mënu ko tabaxee te iman daanaka 5 facultés yu ko composé yëpp ñëw na ci li sëñ Cheikh Tidiane Sy ñaan fee sa Boulel bu dee al idrak aqli première faculté bi moom mooy première lettre baati iman moom mooy suñu seexu murabbi si xam-xam bon baatu xam-xam dugg na bu dee yaqiinul xalb ñaan na ko wa jaal zarraha jannatal yaqin mu ngi ñaan ci Boulel mu defal ko le jardin de la certitude képp ku fi ñëw yàlla defal la le sens de la certitude ba tey des mooy mu jaaxada gis mi wax naa ko ci vivacité originelle bañ lay delloo pour nga mën ko tabaxee sa penc ba tey des mooy isra ruuxi Serigne Abdou mooy suñu seexul murabbi moo ñu jar ci wàllum ruux bu fekkee nag def nga effort physique yooyu ak xam-xam ba mu àndal ànd ak spiritualité ba mu war a àndal nag si ngay mën a am xayriyatu pour yàlla
mën a jàpp ci yow def tajalliyaat ci yow nuurun ala nuur defal la fadilatu yaa rabbi faj'alni bi ardi buleel ma si'ta min xayrin min tafaddulin. waaw xanaa ci loolu la ñuy terminer déjà ma bàyyi la nga tàggoo di la jaajëfal ci intervention yu am solo yi nga xamante ne ku ko déglu rek yaakaar naa dina la sawarloo. mën a dem fekk Serigne Abdou ak Serigne Cheikh ci xadara Serigne Babacar Sy waaye ca Boulel. dëgg la fa tabaarakallaahu ñu ngi sant bu baax mbokk yi ñu doon déglu di la sant bu baax si question yi am solo yi nga posé. di wax nit ñi rek ni yitte bi Serigne Cheikh Tidiane Sy amoon ba Serigne turandoom fa mu nekk mu fekk ko fa lu tax motivation bi mu am ci moom sawx bi mu am ci moom volonté bi mu am ci moom wa himmati fii raxbati wa himmati fii ka wa sawxu fii ka wa himmati fii raxbati bi majaa ilil ayaati xat xaadaani loolu nag motivation yooyu volonté boobu sawxu boobu yitte boobu war nañu ko làmboog moom pour gotti nag jaar si contrainte yi nag si diggante yoonu Boulel moo xam soriwaay la moo xam yoon bu naqari la moo xam liggéey bu jafe ba fekk ko fa moom ak Serigne Abdou fee ca Boulel ndax ñoom ñaar kenn lañ. waaw kon mbokk yi lii lañ leen indiloon ci seen édition spéciale Boulel xanaa di terminer rek par ñaan yi nga xamante ne moom la Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum def ci fin texte Boulel muy ñaanal yàlla képp koo xamante ne ñëw nga fa rek. yàlla na yàlla dindi jàngoro yi nekk ci yow waaye tamit yàlla na yàlla dëgëral sa jëmb yàlla na yàlla dolli sa wërsëg yàlla na yàlla defal la barke moom lay wax ni wa tawilil umra li kulli wahidin wa sahihil jisma li kulli waafidin nee na wa kasri risqa wantil baraka li kulli man yaxtaaru minal xaraka donc képp koo xamante ne tànn nga ñëw def xaraka te alxarakatul baraka def yëngu-yëngu ci toolu Boulel yal na yàlla def yi nga xamante ne ñaanal naa la ko donc ñu ngi leen di tàggu di leen wax ni gannaaw suba la Boulel képp ku ci mën ñëw rek na nga ca ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu